mbokk yi dalee nag jàmm ci seen télévision régionale du Prestige xibaar yi xam ne dafay amee ay bés di journal hebdomadaire seen télévision régionale nag di wéy di topp lépp loo xam ne rek xibaar la woon ti amoon bés yi weesu ba tax na nag semaine bu jot ñu taxaw ci def ci gëstu bu am solo wala seetlu bu am solo ba askan bi xam ana lan moo gënoon fës rek ca biir réew mi di Sénégal ak biir région bu Thiès. ñu dooree ko nag ak nga xam ne moom mooy njiitalu Pastef di Ousmane Sonko bés yi weesu nag génn na daal di rek wax gis-gisam ca la nga xam ne moom mooy tolluwaayu réew mi di Sénégal ñu gis ne nag lay tubaab di wax hibernation toogoon na ay diir ginnaaw xew coow ya amoon ca mbiram ak Adji Sarr ba ay manifesté yu am solo amoon ci biim réew di Sénégal ba ay doomu réew mi daal di ñàkk seen bakkan ginnaaw bu mu tooree diir rek ka nga xam ne mooy Ousmane Sonko daal dina wax moom de àdduna wax ana ban gis-gis la am ci politicien suñ la dénkee ab réew ci anam nañ ko war a doxalee ba tax na nan moom it àdduna nee na la leen tax a jóg daal mooy soppi système bi te gëm na ne dina nekk Ousmane Sonko di njiitalu Pastef ginnaaw bu mu def grand entretien ñu teewlu. Sénégalais léegi dañoo bëgg leader politique boo xam ne dañuy dëggu di wax ak ñoom dëgg leen wax luy jëriñ ci réew mi wax leen luy yàq réew mi ba pare won leen ni ñoom ñu jub lañu ñu bëgg réew mi lañu loolu rek la Sénégalais yi soxla. donc loolu di benn jàngatit bu am solo ñuy gërëm askanu Sénégal bu baax a baax a baax geneen jàngat gi mooy nit Sénégalais yi dafa am ay bataaxal yu am doole yoo xam ne yónnee nañ ñu ko ñun ni ñu nekk ci géopolitique bi mooy Sénégalais yi dañoo bëgg coppite te bii pas bëgguñu alternance parce que am nañu ñaari alternance mooy changer ki fi nekkoon moo tax ñu bëri dañ naan Sénégalais yi du ñu fal dañuy folli Sénégalais yi léegi dañoo bëgg fal dañoo bëgg la ñuy soppi du doon rek nit bi jiite waaye doxalin bi li ñuy wax ñun système ba léegi xale yu ndaw yi sax ma romb ñu ne ma Sonko système ni ñuy doxalee la Sénégalais ne d'accord ñu si dañoo bëgg loolu soppi ko Sénégalais yi bëggatuñu njiitu réew goo xam ne gannaaw buñ la jiitalee jël jumtukaayu réew mi yëpp teg sa loxo muy administration muy budget bi xaalis kopparu réew mi muy administration bi muy diplomatie bi ba ci sax mun nañu wax ci benn fànn justice ak ñoom seen nga jël yooyu yëpp nag di ko wëlbati di ko utiliser jëriñoo ko pour lu war a mun a soppi nekkinu Sénégalais yi ba ndaw ñi am liggéey ba ndóol mi wàññeeku ci réew mi wala mu jóge fi. mbokk yi des ba léegi ca la yitteel wàllub politique googee ki nga xam ne nag mooy njiitub réew mi di son excellence le président de la république Macky Sall ginnaaw mu doon amal rek message à la nation ca xew-xew ya amoon ca weerub mars juróom-ñetti fan ci weerub mars ci atum 2021 ak ñetti fan ci weerub avril ginnaaw doon waajal feetub indépendance bi son excellence le président de la république Macky Sall waxoon na ne daal faaw ñu taxawu ndaw yi ca la nga xam ne moo nekk ci seen xëy ndax jamono yi nag ndaw yi sonn nañu lool ba tax na nag ci bés yi weesu rek mu ngi woon fii ci centre international Abdou Diouf bu Diamniadio ñu doon amal rek ab conseil boo xam ne dañ ko jagleel lépp loo xam ne rek dafa yitteel xëyub ndaw yi nee na nag am na programme boo xam ne tëgg nañ ko te dinañ fexe daal ba xeex li nga xam ne mooy chômage bi te jàpp na ne sax loolee du métti du yomb waaye nag nee na daal nguur gi du mos a état bi daal du mos a fàtte ndaw yooyee ñu déglu son excellence le président de la république Macky Sall. Dans mes messages à la nation de 8 mars et 3 avril dernier, j'ai annoncé. bi may def sama message à la nation ci juróom-ñetti fan ci weeru mars ak ñetti fan ci weeru avril ci waajtaayu indépendance bi waxoon naa ne dinañu amal ay coppite ci wàllu allocution budgétaire loolu tollu ak 450 milliards ci àppu ñetti at. ngir lan xanaa jàppale ndaw ñi ci wàllu formation wàllu liggéey wàllu financement maanaam taxawu ndaw ñi ci seen nekkin.
loolu yëpp ñu tënk ko ci benn programme d'urgence bu bees bu ñuy wax xëyu ndaw ñi ci gàttal daal li ma mën a wax mooy l'État n'abandonnera pas la jeunesse sénégalaise maanaam yéen ndaw ñi État du leen mës a bàyyi gannaaw ñun ñëpp xam nañ ne chômage bi metti na te ngir xeex ko du nekk benn fan donc bëgg naa ngeen xam ne dinaa def sama kéemtalaay kattan ngir wàññi chômage bi ndax yéen ndaw ñi war nañ leen bàyyee xel bu baax li ko waral mooy yéenay doon mag ëllëg. àdduna ak la yitteel wàllub askan bi tubaab di ko wax société li xewoon nag ci bés yi weesu ci semaine yi fii ci Thiès nag ki nga xam ne mooy directeur général bu DER di Pape Amadou Sarr ñëwoon na nag fii ci promenade des Thiessois jagleel lu tolloo ko fukk ak juróom ay camion frigorifique jagleel ko nag mareyeur yi nga xam ne ñoom ñoo nekk fii ci Thiès ba tax na nag ba muy joxe nag camion yooyee wax la leen ne nag nañ ko sàmm ba niñ leen ko joxee rek ñu daal di ko téye noonu ngir mën a ñoŋal seen liggéey moom it wax na ne nag yeneen ñi ngi ñëw ñu déglu ki nga xam ne mooy Pape Amadou Sarr directeur u DER. tey am nañ mbégte ñëw fii ci place de France pour jox leen camion frigorifique yu bees yi nga xamante ne délégation générale à l'entrepreneuriat rapide pour les femmes et les jeunes le président Macky Sall taxawal pour jàppale jigéen ñi ak ndaw ñi moo leen ko jëndal jagleel leen ko muy 55 camions yu bees tàkk 10 tonnes ak 5 tonnes loolu mu ngi bokk ci programme renouvellement camion frigorifique yi nga xamante ne délégation générale à l'entrepreneuriat rapide taxawal na ko Thierno nu mu ko waxee léegi fas yéene nañu ren ci 2021 bi dugal yeneen 2 milliards pour ngeen am yeneen 50 camions fii ak fin de l'année bu soobee yàlla loolu bu weesoo gis naa ne population yi surtout femmes yi ñu ngi laaj pour ñu jàppale leen ci lépp luy dem ci nano crédit jël nañ décision ne dinañ xool ñetti marché yu gën a mag fii ci Thiès ñu ubbi fo point nano crédit sama équipe yaa ngi fi dinañ fi ñëw def ko ci lu gaaw camions yi vert rek la ñu am camions yi tey nañ jël seen camion dem liggéey BNDE banque bu ñuy liggéeyal ak seen bi wax na ko léegi camions yu bees la lu ñu leen di ñaan mooy yéen a ko njëkk am normalement am na garantie 3 ans boo leen góorgóorloo ba tey camions yu baax mun na def ak yéen 10 ans parce que camions yoo xamante ne yu dul bees yi ay camions 10 ans 12 ans 15 ans la gars yi doon jënd ñoom Thierno ak général ak Kayre bu ñu ñëwee dañ leen ne déet ñun boo demee Europe boo demee États-Unis boo demee Maroc fii ay camions yu bees la gars yi di dawal 5 tonnes 10 tonnes 20 tonnes donc ñun tamit Sénégal dañoo soxla lu baax bëgg lu baax kon boog ngeen sàmmal ñu camions yi ngeen liggéey ci bu baax. mbokki nag des ba léegi lay xam ne mooy yitteel askan bi di société ñi nga xam ne nag ñoom ñooy ñi bokk ci coopérative bu ñuy wax Escac Afrique Escac Afrique nag ab kuréel la woon wala kër la woon rek wala agence boo xam ne dafa doon yëngatu ci li jëm ci wàllub jaayub terrain waaye nag ka nga xam ne moom moo ko jiite woon di Samuel Mboucho jamono yi nag ñibbi na réewum Cameroun waaye nag ñi nga xam ne ñoom la jotoon jaay terrain fii ci yoonu Mbour soo weesoo autoroute Ila Touba te mu bokk ci commune bu Notto Diobass ñoom de ña nga xam ne ñoom ñooy ña xam ne ñoo bokk ci coopérative boobee wàccoon nañu ci mbedd yi ci Thiès doon daal jëbbal ab mémorandum gouverneur u Thiès di Mouhamadou Moustapha Ndaw ñoom nag nee nañu maire Notto Diobass di ki nga xam ne mooy Alioune Sarr na leen delluwaat terrain yooyu xam ne da ko nangu woon wala da ko désaffecté woon ba tax na nag ñoom daal nee nañu jot nañu versé ay milliards yu bëri ba tax na nag ñoom de ñu nga doon yëglu ka nga xam ne nag moom mooy soxna Mame Diarra Bousso Thiam mi xam ne mooy vice-présidente coopérative Escac Afrique moo wax seen doléance ak la leen métti
ñu teewlu ko ci micro soxna Ramatoulaye Cissé ak Adiba. ñun victime lañu ci promoteur bu ñuy wax groupe SCAC Afrique muy promoteur boo xam dafa installé wu woon au Sénégal en 2009 dirigé par koo xamante ni mu ngi tudd monsieur Salomon Boucho di sénégalais d'origine camerounaise. bi ñu souscrire ci groupe boobu dañu jëndoon ay terrain ci réew mi yëpp parce que terrain yi demoon na Thiès amoon nañu Louga Diourbel ak yeneen donc tasoon nañu ci Sénégal waaye terrain site bi nga xamante ne moo ëpp ay clients li ëpp ci client foofu lañ nekk mooy site bi ñuy wax Mbomboy nekk ci Notto Diobass site boobu nag ki ko jiite mooy monsieur le maire Alioune Sarr di ministre du tourisme. bi ñu amee ay jafe-jafe ak le promoteur en 2015 lañ ko porté woon bari nañu ko porté woon plainte ci clients yi ba waraloon ñu jàppoon ko biñ ko jàppee may ko liberté provisoire ci liberté provisoire boobu ci la génnee réew mi depuis 2015 ñëwaatul. su ma globalisé li nga xamante ne mooy investissement bi clients yi def ci site yëpp ci li ñu jot a recueillir te mën na am mu yées ko mu ngi toll ci 2 milliards 800 ak lu topp ci millions ci site yëpp. waaye suñu jëlee site Mbomboy bii rek bi nga xamante ni moom la monsieur Alioune Sarr di administré foofu ñu ngi fa def lu toll ci 2 milliards 500. suñu prochaine étape ñoo ngi dem procès waaye procès bi du tee tamit ñu wax président mu boole ñu ci ñi nga xamante ni ay victimes foncières lañ mu dimbali ñi nga xamante ni parce que xëy na procès bi mën na yàgg xëy na procès bi tamit finalité ba du am suuf. te nit ñi seen suuf lañu bëgg pour fu ñu dëkk fa ak seeni njaboot. wàllu njàng mi ñu daal di cee xuus ñi nga xam ne nag ay waay laagoy lañu di ay silmaxa ñoom dañoo doon yëglu it amal ay ab mars la leen métti daal mooy ne ñoom nag jàng nañu ba teg seen lijaasa fële waaye nag kenn joxu leen xëy ñoom nag wax nañ ne. jox leen xëy moo gën ñuy amal wala ñuy yalwaan di tàllal loxo di yalwaan la ñuy laaj nag mooy rek ñu daal di leen jox xëy ñu daal di jëf ndax ñoom lépp loo xam ne rek jàngal nañ leen ko manes nañ koo tari ba tax na nag ci bés yi weesu ñu ngi wàccoon ci mbeddu Thiès départ rond-point Ngent jaar biir marché central jéggi raay bi daal di teere nag ca gouvernance bu Thiès jël seen mémorandum daal di ko jox ka nga xam ne mooy chef de l'exécutif régional ba tax na nag ki nga xam ne moom mooy Abou Sagne mi xam ne moo wax ci seen tur wax na daal ana lan la bëgg ngir kilifa yi defal leen ko ñu déglu ko ci micro Moussa Mbaye ak Mariam Ly. collectif bi nga xam nag moom mooy collectif des aveugles diplômés en chômage ñoo ñëw tey di la déposer mémorandum bi dañoo toog ba sonn def ay pexe ba sonn yëg ni ñun ñii kat diplôme yi nga xam ne dañ koo am ginnaaw ba ñu jàngee fañ war a jànge ginnaaw ba nga xamante ne nii ñu bari ci ñun jànguñu te li tax jànguñu di ci ñoom ndax école bañ waroon a jànge dafa nekk benn te mënta jël ay place yu bari ñooñu ñu bari ci ñoom nekk ay ndaw nekk ci mbedd mi wala nekk ci kër yi te yor seeni diplôme wala ñu ñàkk a yor seeni diplôme baree ba bëgg a dee ñooñu noo dajaloo woon ci benn collectif di bind ak a wax ak a toog ak nguur ak a jéem a waxtaan lu nekk ñu def ko waaye sottiwul bi nga xamee ne loolu am na nag ñu xalaat ni war nañoo mën a génn ngir wax ak président de la république wax ak askan wi ndax xam nañ président de la république yéene ji ni moom la am ci ndaw ñi te ñii ma la wax ay ndaw nekk ci ay ndaw yoo xam ne jàng nañ am nañu ay diplôme ci wàllu wépp ay ndaw yoo xam ne li tax amuñu diplôme comme ni ma ko waxee du ci ñoom looloo moo tax ñu ñëw déposer la mémorandum bi li ci nekk itam bokk na ci financement bi nga xamante ni financement yi nga xam ne dañ koy dégg fu nekk muy DER ak yi ci aju yëpp nga xam ne nguur a koy jottali di ko joxe ñuy ñaan ñu boole ñu ci projet yi ndax am nañu ay projet déposé nañ ko fu nekk waaye yàlla dogalul ñu mës a am financement mémorandum bi li ci nekk recrutement yooyu ma leen wax nga xam ne am nañ diplôme ci wàll yëpp te ku ko xool gis ko lu leer la mi ngi ci archive état bi ñu boole leen nag def un recrutement massif pour les aveugles.
des ba léegi mbokk yi ca lay teel wàllub njàng mi université bu Thiès ñoom de yëglu woon nañu it ci seen wàllu bopp daa mel ni daal ñaxtu yi bëri na fan yi lool université bu Thiès nag daal di yëglu la leen métti daal nee nañu seen université boobee ginnaaw bu ñu ko jëmmalee boobu ak léegi daal yàgg na lool te ñu ngay def ay résultats waaye gis nañ ne nag kenn fullalu leen salle de classe ya demeewuñu noonee la nga xam ne nag mooy enseigne ñu daal di ko taf ca buntub université ba kenn defu ko miir ba daal nërmeelu na ba tax na nag ña nga xam ne ñooy syndicalistes ya fa nekk maalam mboolem seen liggéeykat yi ak élèves yi wane seen bopp ci ñàkk ànd ni mel bëgg nañu daal ñu taxawu leen ba ñu ñoŋal seen nekkin ca buur université boobee ki nga xam ne nag mooy Saliou Thiam nekk syndicaliste bokk ca syndicat ya nekk ca université Iba Der Thiam bu Thiès moom nag ba ñuy amal sitting moo wax ci seen tur ñu teewlu ko ci micro Fatou Fall ak Ndeye Koumba Fall. li ñu dajale fii tey fii ñun ñëpp ñu dajaloo fi xam nañ ko mooy lan xare Badar. xare Badar moo ñu fi dajale boo leen ko weddee dinañ ñu rendi ñu dee waaye du tax ñu bàyyi UT donc ñi fi taxaw ñëpp xam nañ li xew mooy depuis 2015 intersyndical bu Badiale pères yi PATS yi ak étudiants yi xeex nañ pour université bi taxaw naam taxawoon na waaye li ko Thiam waxee dañoo mel ni ay liir yoo xam ne dañoo judd rek ñu takk suñuy tànk taxaw na waaye ci wax la yam ndax Malick Sy lañ doon jàngee wala ñuy jàngee Pout wala école polytechnique te loolu ba léegi jógewu fi bu ñu nëbbante bu ñu fenante dañu waxante dëgg bi mooy université de Thiès naam mi ngi def ay résultats ñëpp a ngi koy dégg ci Sénégal ñëpp a ngi koy dégg ci àdduna bi te wax naa bu yàggul dara rek ne mun nañ dem méngaloog yenn université yu gën a mag ci àdduna bi dëgg la waaye amul benn accompagnement dañ ñoo bàyyi ak suñu bopp état bi nga xam ne mooy kilifa yi dañoo bàyyi ak suñu bopp te kilifa bis bu demee ba amatul kàddu ci këram na xoolaat boppam wala mu jóg dem yoonam li ma ciy dolli mooy chantier yoo xam ne démarré na depuis 2015 pour plus de 5 milliards mënul pare est-ce que loolu c'est normal est-ce que xaalis boo chantier boo xam ne ni démarré na gën a néew xaalis ci chantier yi nga xam ne moo démarré Sénégal yëpp pare ba mu des moom loolu lu ko waral stade yaa ngi fi arène nationale mi ngi fi ak yeneen fii la fekk chantier université de Thiès yi mënul terminer ba léegi dañ lay wax ay chantier d'épuration dañ lay wax ay station d'épuration tey ñu ne la fay ñu entrepreneur bi loolu suñu yoon nekk si ñu ne lu lijjanti mooy suñuy étudiant am fu ñu dugg bay jàng. ba léegi mbokk yi ñu wéy ca la yitteel wàllub ñaxtu Medina Fall ab koñ la nekk fii ci Thiès féete ci zone nord ñoom de gis nañ ne ay lamp yu rafet moom la ñu samp ca mbedd ya ak taliya waaye nag donte ne lamp yi nag rafet na lool waaye nag dafa tàkkul ba tax na nag ñoom ci seen wàllu bopp daal nee nañu ñàkk tàkk ya lamp ñàkk tàkk yooyee tax na daal ba ñoom nekkuñu ci kaaraange ndax su guddi jotee foofee day lëndëm këriis tax na sax des fois dañ leen di faral di leen agressé ba tax na it ñemeetuñu yónni seen doom ndaw prestige di soxna Mariam Ly àndoon ci kër Ndeye Awa Sarr doon tàllal seen micro ka nga xam ne mooy soxna Daba Dioum di jaaykat nekk ca bërëb boobee wax na daal ana lan lañu ñaan kilifa yi ak lan moo leen metti ñu teewlu ko. ñun si raay bi fi la ñuy jaayee suñ teraanga fi lañ koy wutee ñun ñëpp képp lu fi nit ndaw yëpp soutien de famille nga ndax ñun ñëpp dañuy liggéey di yóbbu suñu kër di pour suñuy rakk ak suñuy mag ak suñuy yaay mais insécurité bi moom bi ngeen wax am na parce que man agressé nañ ma fi bu yàggul dara ay 23h minuit sax jotul fii laa liggéey jaay ba pare wàcc ay 23h bi may ñibbi lañ ma kar jàpp ma nangu sama saak yóbbu sama xaalis yëpp xam nga loolu lépp am ñàkk sécurité la te fii nii kii la Carrefour la ñëpp fi la ñuy jaar mais manque sécurité loolu moo tax ñu agression yi chaque jour nga dégg chaque jour barki démb rek la benn xale bu jigéen tamit agressé waat nañ ko fii si ginnaaw boobu sax 23h jotul moom lañ gën a teel a agressé boobu tamit moo passé ñu nangu posetam nangu téléphone am yóbbu xaalisam tamit xam nga loolu dafa metti si ndaw loo xamante ne da ngay liggéey pour yóbbu say njaboot loo liggéey ñu yóbbu ko lamp yi moo ngi nii lamp yi bonte nañ ko fi bu yàgg ñaari fan la tàq fay benn lamp tàqatu si lëndam la risque daal la ñuy doxee te kenn mënul xëy di toog sa kër di daw agression mënoo xëy di tëju
da ngay liggéey yóbbu sa njaboot maa ngi nii fajar ngay xëy minuit ngay wàcc léegi sax dañuy ragal ba 23h say mbokk di la woo pour nga wàcc dem nit xam nga loolu neexut ñu neexoon dem taxawaale ji def comme suñuy morom mais defuñu ko dañuy xëy di liggéey mais boo liggéeyee génn ñu nanguwaat ko si yow loolu amul sens nañ ñu dimbale ngir yàlla. des ba léegi mbokk yi ca zone nord googee di zone nord bu Thiès ñi nga xam ne ñooy bàjjenu gox yi nekk ca zone nord ñoom de alxames gi ñu nga doon amal ndaje bu am solo foofu ca poste de santé secondaire bu Kër Maam El Hadji ngir daal wax taxawaayub bàjjanub gox waaye it dalal seen partenaire yoo xam ne waa Nestlé lañu dañ leen di jàppale ngir taxawu tut tànk yi ca ndaje ba daal ay ponk yu am solo jib na fa la ca gën a am solo daal mooy ni ñuy fexe ba bindëb xale yi suñu juddoo ñu leen di wutal kayit juddu loolee nag nekk na lu am solo ki nga xam ne nag mooy soxna Fatou Badiane mi xam ne mooy présidente bàjjenu gox ya nekk ca zone nord wax la daal ana lan mooy yitte wala ana lan mooy illépp bàjjenu gox ak ban taxawaay la war a amal ci biir société bi ñu teewlu ko ci micro Fatou Kara Gueye ak Adiba. yóbbu xale yi ñu ñàkku ji soñu jigéen ñi ñuy def seen visite prénatale soñu jigéen ñi def seen CPON mooy bu jigéen ji wasinee ba am ñetti fan première visite bi muy def bu amee juróom-ñeenti fan ñaareelu visite bi mu war a def boobu am na doom ba pare soo amee 42e jour mu dem ci ñetti foofu nag la ko sage-femme di xool ba proposer ko planning familial ngeen sensibiliser leen ci planning familial avantage yi ci nekk ndaxte dañoo foog ne planning familial inconvénient la ak bañ a am doom du bañ a am doom xeex ndeete yaay ak doom la ak espacement des naissances te planning familial day faj IST mooy feebaru sëy day faj ki nga xam ne dafa toog amul doom donc planning familial du loolu rek lay def du espacement de naissance rek lay def te espacement de naissance avantage la di nga sa wér-gu-yaram di nga ko aar di nga aar sa wér-gu-yaramu doom te aussi di nga sakkanal sa poos ak sa poosu jëkkër xale itam bu ñu ñàkkuwul feebar bu ñëw dee dal ci seen kaw ku nekk gis na benn feebar amatu fi Covid bi mu jaaxalee nit ñi vaccin la ñu indi loolu daal laa amoon di leen ci gën a ñaax bu baax ak aussi wuteele xale yi kayitu juddu xale yi nga xam ne ñu ngi seen koñ yi amuñu kayitu juddu ngeen recensé leen suñu recensé ba xam nombre bi nu ñu toll ñu waxtaan ci ak suñu autorité même bu bàjjan gox yi mënee organiser benn audience foraine ñu xool nu ñu nekk en partenariat avec les mairies ak yooyu ak la justice bu seet naka lañ leen di wutal kayitu juddu ñu fexe ba xale bu juddooti tamit na am kayitu juddu loolu moom seen liggéey la médiation sociale sëy yi nga xam ne dafa am problème te ñu ñëw ci yéen wax sant leen ko confier leen ngeen kii xale yi nga xam ne ñu ngi ci koñ yi di drogué wu dafa bari loolu liggéeyu bàjjan gox yi la soo waxtaan ak ñoom mënoo dara dénonciation dañu koo sant ñu wax ni kat fee kat gis nañ fa ñuy def nangam mais lépp ci sutura ak ci teraanga loolu mooy li nga xam ne bàjjanu gox liggéeyam amul fu muy yem parce que d'activité amul fu lépp loo xam ne day jëmale société bi kanam ci la nekk. mbokk yi nag bàkku boobu jëmmal la yitteel biir réew mi di Sénégal di actualité nationale seen télévision régionale prestige di ci béy wàllu am solo semaine bu jot ba tax na nag la ca gën a fës mooy génn njiitu réew mi son excellence le président de la république Macky Sall wax ne xeexoo ya amoon ca université Cheikh Anta Diop de Dakar ba nit ñàkk fa bakkanam nañ daal ab ordre daal dinañ ko gën a jëmmalaat ca université Cheikh Anta Diop ba yenn yi dootuñ foofa nangu layiteel biir réew mi di Sénégal ñu ànd ci soxna Mariam Ly ñu tàmbalee xibaar yi ñeel biiru réew mi ak njiitum réew mi di Macky Sall moom nag daal dina yëy yàbbi rek ci jàmmaarloo yi amoon ci université Cheikh Anta Diop bu Dakar xamle na ni dinañ jël matukaay yi war yëpp ngir rek daal di daqal désordre yi am ci biir université bi moom nag nee na daara yu kawe yi ngir lu dañ fay wutee xam-xam waaye du loo xamante ne du benn centre boo xamante ni dañ fay jàmmaarloo wala sax mu nekk benn arène nee na itam comprendre na ay étudiants di daal di def ay dox ñaxtu waaye dañoo war a comprendre ne dañoo war a jàng daal di réussir seen àdduna mën koo defar fu den fudul ci biir université bi nee na itam dinañu dakkal désordre yi am ci université yi te nee na ñi nga xamante ne duñu ay étudiants dinañu fexe ba génn ci campus bi ndax nee na ñoom ñooy indi violence yi
artiste international bi di Youssou Ndour nekk itam ministre conseiller bu président de la république moom mu daal dina invité secteur privé bi yépp ngir rek ñu gën a dëgëral seen partenariat ak nguurub Sénégal ba ñu mën a contribuer rek ci xeexub liggéeyu ndaw yi moom nag nee na secteur privé bi dafa war a jouer benn rôle bu important ci xeexub ñàkku xëyub ndaw ñi te nee na état bi mënul garantir liggéey askan wi yépp ci loolu nag secteur privé bi war a indi contribution moom. nit yi ñu arrêté woon ci enquête bi ñu doon jaayi ay médicaments yi nga xamante ne autorisé wuñ leen ci biir dëkk bi ñoom nag daal dinañ leen yóbbu ca prison dinañ fa amal seen première guddi ca prison Cap Manuel juge d'instruction bu 8e cabinet bi di Mamadou Seck moom nag daal dina teg ay daan seen kaw nee na leen nag jamono ji da leen di placer sous mandat de dépôt fële ca prison bu Cap Manuel le temps que rek ñu leen di déglu ki nga xam ne nag di maître Abou Alassane Diallo di kenn ci seen avocat yi lii lañ leen indiloon ci xibaar yi ñeel biiru réew mi ñu leen jox dig daje ba beneen yoon incha allah. bàkku boobee di jëmmal la yitteel bitim réew télévision régionale du prestige di topp la nga xam ne moo ca gën a fës ba tax na nag ki nga xam ne mooy Ndeye Coumba Fall xamle la ne daal la gën a fës ca bitim réew mooy cong bi amoon bés yi weesu foofee ca Côte d'Ivoire ñu congoon fa nag ab benn camp militaire ñetti soldat daal di wàcc seen liggéey mbokk yi loolu yëpp moo gën a fës ca la yitteel bitim réew Ndeye Coumba Fall. ñu tàmbali xibaari bitim réew yi ca Abidjan ci guddib talaata jàpp àllarba benn camp yu soldaar ya nekk la ay Samba Boy song am na ci ñetti nit yu ci ñàkk seen bakkan ak benn soldaar bu ci am ay gaañu-gaañu cong yooyu ña nga ko amal ci base militaire bu Ndotre ci bët gannaaru dëkk ba ñi ngi ko xamle nag ci benn bataaxal bi l'armée bi génnee toftalee ak France mi ñàkk ki leen daan jàppale ci xeex bi ñu amal ci wéy fippu yi ci génnub àdduna Idriss Déby Itno réewum Tchad moo ëpp soldaar yu muy joxe ci G5 Sahel bi ñi ngi tiit nag ci ñi ngànk réew mi bañ a joxe soldaar yu mat France moom ñi ngi doon xool nu nu wàññee seeni soldaar ya jeexaleeg tukki nemmeeku ba nu amaloon ca RD Congo jiitub réewu Somali di Mohamed Abdullahi Famajo ñaan na Union africaine mu dugal loxoom ci xeex bi am ci biir réewam di Somali mi ngi sàkku itam ngir ñu mën a am ay élection yu jaar yoon ca réew ma moom it xamle na ni Somali ak Congo ñoo bokk benn mbir ci wàllum sécurité lii la leen indiloon ci xibaar yi ñeel bitim réew di leen jox dig daje ba beneen yoon incha allah. mbokk yi bàkku boobee nag di firnde la yitteel tàggat yaram seen télévision régionale du prestige di ci béy wàllu am solo ba tax na nag tey jii ci bésub samedi gi la nga xam ne nag moo ci gën a fës mooy ne li nga xam ne nag mooy jàmmarloo bi war a dox ci diggante ki nga xam ne mooy Bombardier ak Balla Gaye 2 bés boobee nag xamal nañ ko fas yéene am nag ci fanweeri fan ak benn ci weeru juillet ci atum 2021 ka ko tëgg nag di Gaston Production la ca gën a fës ca di teel wàllu tàggat yaram Ndeye Coumba Fall. xibaar yi teel wàllu tàggat yaram ñu dooree ko ak combat bi war a dox ci diggante Issa Pouye ak Alioune Seye moom nag daal di nañ koy taxawal ñaari mbër yooyee ba nu gëjee bëre dafa yàgg loolu ba tax na rek Gaston Production daal di tëgg seen combat boobule. desandi ba léegi ak Gaston Production moom mi organisé bëre Balla Gaye 2 ak Bombardier combat boobule xamle na ni dinañ ko amal ci fanweeri fan ak benn ci weeru juillet ci atum 2021 ci arène nationale ca Ndakaaru jeexalee ko ak football doomu Sénégal bi di Demba Ba jóge na ci clubam bi di Istanbul Başakşehir nekk ca Turc footballkat Sénégal bi am na lu tolloog fanweeri at ak juróom daal dina wan ginnaaw clubam ñu jàpp ne rek contrat wam boobu waroon na jeex ci weeru avril 2021 li leen leen indiloon ci xibaar yi ñeel tàggat yaram di leen jox dig daje ba beneen yoon incha allah. Ndeye Coumba Fall ca xibaaru tàggat yaram mbokk yi foofee it la xibaar yi buuree ci seen télévision régionale du prestige mu nekkoon xibaar yi xam ne nag day am ay bés maanaam journal hebdomadaire jagleel ko yu amoon altine ba dimanche wala altine ba samedi seen télévision régionale du prestige di wéy di leen ci topp
di leen koy toppal ngir leen xamal leen rek ana lan moo fi gënoon a fës bëri lool ngeen ñuy seetaan bis bu yàlla sàkk ca bitim réew ci réseau bi ñuy wax IPTV am ñi nag temps live site d'information www.prestigethies.com ak page YouTube bu Prestige. mbokk yi semaine bii di ñëw yeneen xibaar yi teel ay bés mbokk yi jërë ngeen jëf.